mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci Walf TV di baatu askan wi la ca gën a fës ci bopp xibaar yi musiba am ca Yolli ab dëkk la gu féete ca diwaanu Diourbel foofe ca département ba ab waxambaane lañ fa faat ci anam yu doy waar ña ko faat nag bokk na ci tamit jot nañ caa teg loxo ñaar ci jege ñaale ka faatu foofe ca Yolli daa ngeen ci dégg leeral yeeg Mamadou Matar Sarr dañ ci toftal accident goo xamante ne am na ca kër Alpha ba jur faatub bakkan gune gu toll ci juróom-ñaari at mujjee na faatu ci googule accident waajuram ne jot na daal ñu sampal leen ay doodaan fa tolloog kër Alpha booy dem ca Combi jàpp Fatick lu ko mooy filek ay fan woto dootu fa jaar foofee ca kër Alpha daa ngeen ci dégg leeral yi rapport ga jëm ca ARMP mu ñeel atum 2014 gi ñu weesu jotoon na feeñal doxalin gu jaarul ci yoon mu ñeel Serigne Baye Thiam jaruñ gu ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi bokki SEMS authentique ne dañ ko clamé fu mbaxana doone benn ni ki altine gi ñu jëm damboj ma jiite googule kuréelu syndicat dina ci addu dañ ci toftal yi tamit gouvernement bu njiit réew mi Macky Sall jàngalekat yi ñu ngi sàkku kañ koy dénk ëllëg na doon koo xam dina mun a diisoo ko jàngalekat yi doon ku baw ci ñoom da ngeen ci dégg leeral yeeg Mélanie Aminata Sambou ñaareelu xaaju xibaar yi dina ci bokk tàggat yaram Cheikh Tidiane Gomis lañ ci àndal Cheikh ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Abdoulaye Pop. am nañ ci mbégte lool fekkook yow ci xibaaru digg bëccëg gi luy fës ci xibaar mu ñeel tàggat yaram. waaw dinañu wax ci sunu gaynde yi di waajal seen match ak Madagascar samedi ci stade Lat Dior wax tamit ci li nga xam ne coow li am ci arbitrage yu Sénégal ci Ligue 1 championnat bi wax tamit Coupe du Sénégal am na ci ay équipe yu mag yoo xam ne dañoo toog wax tamit ci li nga xam ne mooy Coupe Saint-Michel dinañ ci jëm nu mu gën a yaatoo fii ak ay waxtu. mangoog filek ay waxtu lay doon dañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo buñ ca noppee ci tàggat yaram toftal ci xibaar mu ñeel bitim réew ak Khadijatou Sarr Cissé laata ñu leen di jukkil xibaaru yéene kaay yi mbokk yi bu nees gisee ma dikk ak yéen ci yaatalum xibaar yi. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaar yi am ku faatu ca Yolli ab dëkk la gu féete ca département bu Diourbel foofe nag kañ fa faat waaja ëppal na juróom fukki at dañ ko dogale daal di ko song ci anam yu métte métti lañ ko faate gendarmerie ubbi na ci enquête jot naa teg loxo sax ñaar ñu ko jege woon lool foofe ca dëkk ba di Yolli dañ ci teewlu Mamadou Matar Sarr. beneen musiba mbàbb kumba bu ñu nemmeeku ci département bu Diourbel benn waay bu wéy ci turu Abdoulaye Diallo am lu toll ci juróom-ñetti fukki at am ñaari doom moom la ñu faat bërki biig ci xibaar yi nga xam ne jot nañu ko nag wax nañu ne Abdoulaye Diallo mii dafa naweti woon ci benn dëkk bu ñuy wax Ndofane nekkee ci biir Saalum gannaaw ay weer yu mu liggéey doon daan dooleem ci la jëloon dogal ne nag mu ngi ñibbisi ci wetu njabootam bi mu yegsee nag ci la ko ay samba booy dogale dóor ko ba mu ñàkk bakkanam ñu sànni ko ci benn taatu garab boo xam ne soriwul sax këram ñi nga xam ne ñoo di askan wi nag bi ñu xëyee la ñu ko gis mu takk rip ak deret bopp bi toj naka noonu nag ñu seet ne moom Abdoulaye Diallo mii mujjee na ñàkk bakkanam ci noonu nag la ko sapeur jël yóbbu ko ci morgue bu l'hôpital Indus Luque gendarme yi nga xamante ne ubbi nañ ci ab l'enquête nag mujjee nañoo teg loxo ñaari nit te wax nañu sax ne kenn ki xarit la ci Abdoulaye Diallo. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Mamadou Matar Sarr dañu dem ca Kër Alpha fa tolloog Gandiaye ci yoonu Kaolack foofu accident gu métti moo fa am ba ab tuut tànk ñàkk ca bakkanam toll ci juróom-ñaari at tax na askan wa dëkkee ca Kër Alpha fippu doon amal tendefalu ñaxtu ca kaw taliba woto demut dikkut la ñu sàkku mooy ñu sampal leen ay doo daan ca na mu gën a gaawee lu ko mooy samedi gi ñu jëm woto du fa jaar doo daan wala kaso foofee la ñu natt seen ñaxtu ki nga xamante mooy Jaata Ndaw mayor seen kàddu ca Kër Alpha àdduna ci micro Alassane Ba. tey dañu amoon tey loo xam ne dañ ko yàgg a jooy pendant des années chaque instant oto yi di mbëkk suñuy population di leen rey te du am suivi ñu jàpp nag ne dafa doy tey la war a jeex dama jàpp ne doo daan la ñuy obligé doo daan ou la prison à vie dañu doo daan ou la prison à vie loolu la bu ngeen xam ko doo daan wala kaso ba jeex. sama doom lañ rey tey sama doom mooy doomu ñëpp man fii laa dëkk ñëpp fii lañ dëkk kuñ fi rey suñu doom lañ rey suñu xel lañ rey
dama jàpp ne dafa doy xale bu am 7 ans taxaw fii war a jàngi oto bi moom moo jéggi fekk ko fa rey ko fa di doublé dama ne loolu pour lan la dama ne daaw rey nañ fi benn xale chaque année ñu rey benn xale barki dem nguur lañ rey benn paa loolu ba kañ mais dama ne dafa métti ñu jàpp ne tey loolu dafa war a jeex tey moo tax dañuy demander à l'état du Sénégal mu respecter engagement mi nga xam ne daf ko diggee tey fii ni ne dana am doo daan d'ici vendredi mooy ultimatum bi ajuma bu amul ajuma doo daan jàppal ne samedi oto du fi jaarati samedi ajuma moom moo dernier délai à partir de 0 heure bu amul doo daan oto du fi jaarati dara du fi jaarati lu ñu jaral nañ ko suñu bakkan moo ñu gënal milliard suñu bakkan moo ñu gënal lu ne ñun amul lenn lu dul Kër Alpha ak li ko wër boo ne Kër Alpha bàyyoo benn village ci commune bu Thiomby commune bu Gandiaye dañ jàpp nag ne ñu jàpp ñu duñu rey bakkañ Fatick boo demee fii am na ay doo daan fa nekk Tataguine ñooñu ay sénégalais lañ comme ñun xale ñu du ay sénégalais dañ jàpp nag tey lay jeex ajuma le préfet wax mooy dernier délai bi loolu nag maa ngi lancé un appel à l'état du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall le président de la République loolu le préfet wax muy institution na ko respecté le vendredi à minuit bu fi doon amul jàppal ne samedi si kattanu suñu borom danañ baare tali bi danañ dagg suñu doodaan lu ñu am jël dañu naan doodaan ou la prison à vie si kattanu suñu borom ajuma si guddi bu minuit jotee bu ñu amul doodaan ñun ñëpp ñu jënd taxaw gas tali bi lu ñu am jël. njàng amul tey ca école nationale de développement sanitaire et social élèves yak étudiants ya fa ne xëy nañu banque seen loxo ngir mettitlu na daara jooje di doxee ne bu ñu sañoon ñu soobook ñoom ci ñaareelu session certification 2017-2018 ba léegi matalaguñ ko loole nag la ñu jóg ngir dànkaafu kilifa ya fa ne Assane Ndiaye mayor seen kàddu àdduna ci micro ma mu jaabi gasama dañu gis ni ba ñu organiser examen certification 2017-2018 résultat yi mi ngi génnoon le 31 décembre ba fi ñu toll nii étudiants yi nga xam ne dañ leen a téye pour ñu def deuxième session waxaguñ leen dara lu leer maanaam seen soor xamaguñ ci dara li ko waral tamit moom examen yi ni ñu ko organiser dafa jaarul yoon ñoo def lu leen neex moo waral ñu éliminer étudiants yooyu étudiants yi passé am na si ñoo xam ne ñi téye ñoom ñoo leen ëpp moyenne à la pratique te xam nañu hôpital boo fa demee tey jii lan nga fay def kan moo lay théorie hôpital boo fa demee pratique lañ gën a soxla ko théorie donc nañu bàyyi étudiants yi jàll ci pratique boobu li ci topp mooy examen yi parce que boo gisee tey jii ñu wàcc ci premier point bi di ko xeex c'est parce que deuxième point bi moo jaarul yoon c'est-à-dire examen yi dañ ko war a organiser privé bi dañoo bëri ku ne xam nañu privé bi y a des écoles privées yoo xam ne dañoo bëri fii école privée dañoo sakanaay boo xam ne moo waral tey jii examen yi ñuy am problème pour organiser ko ci yoon parce que dañoo bëri ñun nañu delloo ci lu ñu nekkoon ENDSS dafa nekkoon ci examen organiser examen boppam moom ak CRFS yi nañu delloo ci loolu ñu organiser suñuy examen bopp ñu jaarale ko ci yoon. ñu ngi interpeller état du Sénégal ministre de la santé surtout parce que école bi ci autorité am la nekk moom moo gérer école bi donc nañu dimbali ngir yàlla examen yi ñu wax ci deuxième session bi ñu wax ci bu ñu paree ñu fexe ba pour lii bañ a amati ñu bañ fi toogaat di ñaxtu nañu dindi examen yi ñun ñu organiser suñu examen bopp ñun ak CRFS à partir de maintenant cette année ci ñu def ko. ba lii yëpp doot fi amati ñu jàll suñu examen correctement dem parce que dañ ko mérité quand même on est les meilleurs on fait partie des meilleurs dañ ko mérité nañu defal loolu ñu bëgg. CUSEMS authentique di ab kuréelu syndicat gu boot ay jàngalekat fas yéene kalame ci yoon ni ki altine ji ñu jëm jaru ngi ñu denk wàllu njàng meek njàngale mi Serigne Mbaye Thiam ma ñu ne jotoon na fës lool ci rapport ARMP ci atum 2014 gi ñu weesu ci doxalin goo xamante ne awul ci yoon ca ministère gañ ko dénk dañ ci teewlu Dame Mbodj àdduna ci micro Mélanie Aminata Sambou. ñun directoire national du CUSEMS authentique ñoo réunir responsable yi toog ñu jox ma mandat man secrétaire général pour ma déposer plainte contre la gestion wu Serigne Mbaye Thiam parce que alalu réew mi lañ ko dénk donc dañoo jël ci sunu taxe ak suñuy impôt mu jaar assemblée nationale ñu jox ko pour mu yor ministère bi ñu gis ni alal ji ni ko joxe ak ni mu koy gérer da koy luubal day randal alalu askan wi léegi nag ñun mënuñoo nekk ci ministère bi di seetaan lu mel noonu ñu gis ni ci rapport ARMP bi daf ci leer ni Serigne Mbaye Thiam dafa jël xaalis yoo xam ne fam ko dugal du foofu la ko waroon dugal marché yoo xam ne dafa wax ne dépensé na ko te mënu koo firndeel
ay marché yoo xam ne fan ko yamale woon yamu fa ay am marché yoo xam ne jëfa jéggi day woo ci lim ci def ci ay koppar bu ñu jëlee exemple lycée Mariama Ba bu ndaw bee mu jël 868 millions ci sunu xaalis ni moom la koy peinturer xam nga kooku tappale weesuwu ko ak sàcc alalu askan wi léegi nag ñu def xool ni yeneen marché yu bëri am na jël ay entreprise yoo xam dañuy tabax nga jox leen ñuy andi ay lekk pour ay séminaire et cetera jël bambulaa la li xew ci ministère éducation bi te loolu lépp mi ngi ci rapport ARMP bi léegi nag ñun ñu jàpp ne rapport boobu dañ koy jël def suñu plainte dem déposer ko OFNAC comme OFNAC dafay nekk pour leeral ñi nga xam ne ñoo yor réew mi comme dañuy teg gouvernement bu bees bala ñu caa dem ñu wax ñu kon loolu nga xam suñu alal la ñun askan wi te xam ne mënoon naa régler lu bari ci njàng meeg njàngal mi te Serigne Mbaye Thiam luubal ko ñu ne nañ ko leeral bu ko defee sénégalais yi xam ku ci nekk li nga xam moo ci sa responsabilité liy yoon wax ñu doxal ko. njàng amul ca Ziguinchor gannaaw coow la jiboon ca lycée Ahmadou Sané foofee ca Bignona ba tax na nag kuréelu syndicat ya fa ne banque nañ seen loxo ngir mettitlu doxalinu inspecteur d'académie gafane ne fekk deltul ginnaaw ci dogal ga mu jëloon dàq censeur ak proviseur ak surveillant bu lycée Ahmadou Sané njàng du fa am dàq ñu sax ba fi lekk ay fan fexe daal ba dàbbaliwaat li ni mel dañ ciy teewlu Amady Khalid Diémé. groupe juróom benn syndicat yi nga xam ne ñoo gën a am doole booloo nañu te dénoncé nañu encore une fois li nga xam ne loolu mooy décision bi nga xam ne dafa wardoon rek si bopp proviseur bi kenn si surveillant yi ak censeur u lycée Ahmadou Sané bu Bignona ñu daal di leen relever seen fonction gannaaw bu ñu constaté benn mention Sonko présidentiel ay copie de composition ay élèves yu seconde L syndicat yi dañu observer li nga xam ne loolu lañ duppee débrayage pour rek bi nga xam ne dañ ko respecté si école yi nga xam ne ñoo nekk ci région bu Ziguinchor gannaaw bu ñuy organiser benn assemblée générale ci lycée Guignabou bu Ziguinchor Joseph Bokal moo yor seen kaddu. ñu déglu ñoom ñëpp ñu ne ñoom defuñu loolu mu porté plainte contre X enquête baa ngi daw enquête bi joxagul kii bi décision finale moom mu jël mesure mu ne def leen di relever seen poste moo dañ def ñetti exigence dañoo ne d'abord enquête bi il faut que ñu wéyal ko ci lépp mbañam kumba am ndey kumba amul ndey mu leer nañ bu leeree. ñu moom dañ leen sanctionné dañ leen ciblé ci enquête bi ay coupable lañ nañ leen identifier ñëpp xàmmee leen ñu sanctionné ñun d'accord nañ ci ñaar mooy ne décision bi dafa am par rapport la fu mu toll nii pour l'instant comme enquête bi jeexagul IA bi na retiré na annulé décision bu nga xamante ne moom moo relevé collègue yi seen poste ñetteel bi mooy na leen delloo seen poste en attendant enquête bi jeex ñun loolu la ñu wax bu ko defee jàmm am au niveau de l'école à Ziguinchor. enseignants yooyu nee nañu duñu mës a teggi seen loxo ci li nga xam ne loolu mooy combat bi nga xam ne engagé nañ ko. bu ko deful nag. ñun nag ci jàmmaar loo leen dem parce que assemblée générale lañ jógee léegi camarades yëpp déglu nañu ne nañu vraiment dem leen ci kanam ñun ñu leen di gunge ñu ngi ànd xeex ak yéen pour vraiment ko collecte delloo leen seen droit en attendant que problème bi enquête bi mën a réglé wu. bañ mooy tey booy tey day xew tey lii am rek xew rek ñu sanctionné lii xew rek ñu sanctionné sans pourtant ñu am ay preuves yu wóor ci ñu ko def ak ñu ko deful day indi problème ci système bi cela veut dire que finalement ñëpp dañuy nekk menacé après au niveau de leur poste loolu la ñu bañ dañu bëgg njàngum Ziguinchor mu am dal IA bi am dal ci nu muy gérer question yi au niveau de l'éducation à Ziguinchor. mot d'ordre bi daanaka dañ ko respecté ci école yi yëpp yi nekk ci région bu Ziguinchor te enseignants yooyu le ñu ngi ñaax chef d'établissement yi pour ñu bokk ci combat bi nga xam ne dañ ko def rek pour protéger li nga xam ne loolu mooy seen corporation. Amady Khalilou Diémé Ziguinchor pour la radio télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Amady Khalil Diémé dañu àddu ci géew politique beeg tànneef gañu ne njiitu réew mi Macky Sall war na ko tànn ngir mun a samp gouvernement bu bees analyste politique bi di Assane Samb ne bu sañoon tànneef googee mu xoolaat ko bañ ko wekk donc ci wàllu politique ndax juróomi at yi le askan wi sas nañ ko liggéey dañ ci teewlu Assane Samb ci jokkoom ak Xoxandong. waaw dañuy jàpp rek ni que Benno neexul gérer ndax da di coalition bu mag a mag nekk coalition parce que ki ko jiite mooy le président Macky Sall dafa nekk déjà toujours au pouvoir et donc boo fa nekkee évidemment dafa am intérêt et ñi nekkul ministre ñi nekk nañ ay président PCA président conseil d'administration ñi am nañ ay poste ministre conseiller ñi nekk ay donc vraiment ku nekk xëy na gis nga sa bopp un peu donc ñi si ëpp bopp wala du yëpp mais ñi si ëpp ñi si bëri am nañ intérêt ci coalition donc tant que intérêt boobu mu ngi si dañ siy continuer
nekk. il faudra mu def ay choix yooyu nag du yomb parce que ñun li ñu xaar ci moom xam na ko sax mooy ministère yi bañ a bari comme na mu baree woon vraiment Sénégal bañ a am ay charges yu diis ëllëg si biir alors mu ñuy indi ay problème dépense de fonctionnement alors comme noonu la demee il faut mu def ay choix donc choix yooyu bu ko defee il faut mu am ñu mu bàyyi te bu amee ñu mu bàyyi mu am ñu mu naqari donc mënoon na am ay yëngatu ci biir Benno mën na am tamit ñu dem te beneen bi mooy investiture yi ñëwee wàllu législatif ak wàllu choix maire yi ci communes yi localités yi élection yooyu yëpp mu ngi ñëw te bu ñëwee bu ñu defee ay choix ci investiture yi également mën na indi ay frustration te mën na indi ay départ coalition dëgg la waaye sénégalais yi ñoo ko fal après tout et que donc sénégalais pour satisfaire leen il faut que mu xool compétence xool efficacité ci wàllu gouvernement bi nga xamante ni mu ngi ko war a samp après le 2 avril loolu daal mooy li nga xamante ni moo ci am solo mais moom bu xoolee les considérations politiques rek dina def gouvernement pléthorique ak institution yu amul njëriñ yi nga xam ne dañ ko créé woon boo xasee mu créé waat ci yeneen ay Sénat ñëw juste pour rek dugal ay nit te loolu nag vraiment du gën ci fonctionnement de la République parce que mën na fausser également son bilan bu dee kuréelu syndicat gi boot jàngalekat yi ne bu ñu sañoon ci tànneef googee kañ leen di dénk maanaam kay su yor ministère gi yor wàllu njàng meek njàngale mi na doon ku mat na doon i tamit ku mun a diisoog jàngalekat yi xam fan la jafe-jafe école bu Sénégal toll ngir saafara mun ca am dañ ci teewlu reportage yu Mélanie Aminata Samb. njàng mi secteur la bu bëri ay jafe-jafe te itam ponk yu bëri war nañu ko yeesalaat loolu mooy njàngaat gu responsable syndicat yi def. ministère de l'éducation quand même bëri na problème depuis plus de 10 ans ñu ngi ci ay difficultés soit ay problème mu gouvernance la ñu am problème mu avancement problème mu intégration ay problème mu validation muy ay questions yoo xam ne boo ko seetee ba seet dafa concerner presque ay membres gouvernement au Sénégal. comme ni ngeen ko xamee assises yooyu dafa jaar jàll rek mais en réalité jurul lenn lu nga xamante ne bi am na maanaa ci système bi. parce que instabilité bi tey la gën a wàllu gën a ay grève bi tey la gën a métti donc crise boobu nekk de manière cyclique nga xam ne at mu nekk daanaka école yi ak enseignants yi nekk ci crise loolu nekkul li gën te jàpp naa ne loolu yaakaaruñu woon ci assises yi. secteur éducation bi mënul am qualité bu war fii ak ñu ngi jël ministère bi di ko jox koo xam ni xam-xamam màccul loolu di ay kàddu Mbaye Sarr. rawatina nag ginnaaw bi nga xamante ne bii président de la République dafa jël dogal jël nit ku nga xamante ne bii nekkul du secteur nekkul un professionnel du secteur xamul enseignant nu muy ñëwee xamul ci ban état psychologie la enseignant nekk xamul enseignant ci ban forme la war a nekk pour mu mën a jàngale correctement ba pare nga war a impulser une dynamique nouvelle war a am la qualité des enseignements apprentissage war a atteindre la performance nga jël un amateur jébbal ko secteur boobu nga xam ne acte bu mu jël ba mu fi toogee ba léegi acte bu ci gën a impopulaire sa morom nga ne bële la donc ñu jàpp ne loolu day jur instabilité te dafay tax jàngalekat yi toujours nekk ci di yëngal nekk ci ay problème ma tax na nag jàpp naa ne. syndicat yi ñu ngi xaarandi ñu yeesalaat secteur bi di ñaax itam kii di président Macky Sall mu tànn ku mën a diisoo ak ñoom. soxla nañ un ministre de l'éducation boo xam ne dina comprendre jàngalekat yi dina xam lu ñuy dund dina xam situation yu ñu nekk dina xam aussi les enjeux pour que véritablement mu mën a nekk un ministre de tutelle. ministre de tutelle nag ci ñun boo ko déggee mooy ministre buy jël suñuy problème di ko porter devant le gouvernement du Sénégal du xaar ñun ñuy xeex d'abord pour ñu koy porter muy ministère boo xam ne aussi dafa war a fàttaliku jàngalekat yi nag sonn nañ comme sonn nañ nag ku ñuy soxla rek mooy ki ñu mën a àndal mën di diisoo ak ñoom ñuy xàcceendoo di dóorandoo di régler les problèmes de l'éducation. que kooku dafa war a nekk un homme ou une femme de consensus parce que secteur éducation ay jàngalekat lañ il faut nga waxtaan ak ñoom diisoo ba juboo ak ñoom pour nga mën a dem mais soo ko deful aussi acte boo mën di poser bu ne day indi coow te coow également gënul ci lenn lu mën a jëm àdduna bi kanam. jafe-jafe yu bëri la éducation bi di jànkonteel tax na ñi di jiite syndicat yi di xaarandi tànneef bi gën ngir ñu yeesalaat éducation bi fii ci Sénégal. toll ci téeméeri ndaw ak juróom fukk la ñuy tànn fii ci réewum Sénégal rawatina ca Belgique la ko sabab di projet goo xamante ne door nañ ko ci wàllu njàng meek njàngale mi ñeel citoyenneté mondiale et solidarité foofee ca Louga mi daloo ndaje gi ni mel dañ ci teewlu Babacar Sarr ma yor kàdduk googu lépp ndaje ay kàddoom ci micro Omar Kayre. Louga ñett fukk ak juróom la ñee juróom benn fukk ak juróom. waaye ñoom itam li xale yi jàng fii dimanche bu ne weer bu dee ña ngi koy jàng foofa depuis janvier
bu juillet nag ñu ñëw defi fukki fan ak juróom nag dugg nag ci sunuy réalité plus ànd bi dem ci quartier yi di defar kër yi di defar néeg yi defar toilette yi loolu lañ xam ni loolu lañ foog ni daal bu yàggee yaatu xale yi danañ gën a mën a xamante gën a mën a jàppante gën a mën a bëggante gën a mën a di muñ leente te loolu mooy defar addina suñ doom yeeg suñ jabaar yi buñ leen jàngalul ëllëg duñ ko mën a xam ña nekk itam ca réew yële itam di wax ne ñoo nu ëppale xaalis te nun xaalis du suñ valeur bi nu gëm bu nuy jàng nu leen di jàng ëllëg gone yooyu bu ñuy weccee bu ñu demee ba nekk mag danañ gën a xam nan la addina war a tëdde addina du maa la ëpp doole mën naa la wala du bëgguma li ma bëgg bëggoo li ma bëgg yow li nga bëgg baaxul xooloo fi ma xool bon fa nga xool baaxul jëye yam ci addina yëpp loolu la barke démb kee xale am ñaan fukk ak juróom-ñett dem ci ñaari jumaare fa ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo xam defuñu la dara tey wax ni ñii ay xeet yu ndaw lañu di wax jullit yaa ngi nuy bëgg a ëppale c'est parce que xamul luy addina xamul ni addina jàmm la xamul ni la première société sur terre a été faite à Médine entre les musulmans les juifs et les catholiques. lu waaju ci fitnaal ak xoqatal ak bunduxatal ba ci tëjum kaso ñim lim bu takku ci ay doomu Sénégal di ko dund saay su ne ca bitim réew loolee nag doon na lu jaaxal lool. ONG Horizon Sans Frontières ñu ngi ci dànkaafu nguur gi nee na samp politique bu bees goo xamante ne dina ci mun a taxawu doomu Sénégal ngir seen nekkin mun a doon ci anam yu mucc ayib foofee ca bitim réew dañ ci teewlu Fatou Bintou Diouf ma nga woon ci ndaje gi ni mel. fitnaal xorñoñal wala sax dem ba leen ni ràpp ca kaso ya loolee bokk na ci sénégalais ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew tugal yi di jànkonteel ci jamono ji. Horizon Sans Frontières ak ñu mu àndal ne doy na li ni mel askan bi de kay jànkonteel. ñun sénégalais yi amatuñu protection ñun sénégalais de la diaspora dañ ñu traqué ñun sénégalais de la diaspora dañ ñu duma di ñu rey guddi ak bëccëg sans que ñu dimbali ñu ñi ñu war a dimbali gisuñu leen taxawuñu amuñu benn taxawaay te je pense que les sénégalais de la diaspora li ñuy def ci réew mi kenn werantewu. boo génnee nga dem à l'étranger y a les femmes qui souffrent ñu ngi leen di dañ leen di utiliser di leen jaay di leen jaayaloo seen bopp y a le trafic d'organes. gannaaw at bu ne bëri na ay tout tànk ya nga xam ne dañuy faatu bu ñuy jubali yoonub tugal yi. Horizon Sans Frontières ne ban yoon la ñu war a jaar ngir rek mën a mooy tëndiku li ni mel di wéy di am ci mim réew li ni mel mooy seenu proposition. de l'immigration clandestine damay wax ni rek phénomène bi musta jeex tey la wàllu gën a aay waaw tey la wàllu gën a aay parce que jéego yi ñu waroon teg pour réduire les risques dafa des ba léegi parce que tey boo xoolee dëkk bu mel ni Sénégal. boo xoolee tey lan moo indi tey dem bi lan mooy pousser nit ñi dem c'est la pauvreté lan mooy pousser nit ñi di dem les inégalités sociales lan mooy pousser nit ñi di dem mooy le chômage endémique et chronique des jeunes. élection yi ñu mujjee boo leen xoolee résultat élection yi amaana président Macky Sall bi ñu élire amaana ni mu ngi def ci sagom mais li muy def bu leeree bu jàngaatee résultat wu élection yi amaana ni du loolu la sénégalais yi di xaar ci moom du li muy def loolu lay xaar ci moom donc ñu koy ñaan bu nekkee dafay tànn koo xam ne mooy yore ci biir gouvernement am question sénégalais de l'extérieur yi bu mu ko def rek ngir xaritoo ngir pàccoo na xool ku tànn mu tànn koo xam ne ku doy la koo xam ne xam na question sénégalais de l'extérieur yi te mën na ci indi saafara mën na ci indi tontu bu doy. acteur ya nga xam ne ñoom ñooy xeex ak yelleefu doomi aadama yi ñi nga xam ne nag ñoom la ñuy fitnaal wala sax dem bañ leen di xor ñooñal ci réewum tugal yi ñoom nag ci jamono ji bëgg nañu ñu jox gëdd sénégalais ya nekk ca diaspora bile ñoom ci bile conférence de presse prox ndollu nañ ci ngir rek delloo hommage ñi nga xam ne nag ñoom la ñuy fitnaal wala sax di leen di faat saa su nekk foofee ca réewu tugal yi. lu aju ci ay bés yu ñu jagleel wàllu dem beek dikk bi maanaam dawalin gu jaar ci yoon gu tënku ci code de la route ba tax na jafe-jafe di tàbbi saay su ne ci dawalin gi ci chauffeur si ci tali bi tey ji nag Walfadjri jox kàddu gi ay moniteur yi nga xam ne ñu ngi ci auto école yi naka la ñu jàngatee li ni mel dañ ci teewlu tontu li ci reportage yu Mame Khady Diéry Fall.
nekkin bi ci tali bi ci ñi nga xamante ne bii nag ñooy faral di dawal oto yenn saay du doon lu rafet loolu lu ci mel ni ay xuloo wala saaga ñu koy faral di nemmeeku ci tali bi mu mel ni li la ñuy woowee courtoisie au volant di doxalin bu rafet ci tali bi bokk na ci li lee di code de la route suñ sukkandikuwee ci Moustapha Sangaré jore ab auto école. lu ñuy jàngale même pas pour ñun sax si code de la route sax def si bopp ñu jël ko benn pilier essentiel. Ce qui est plus important mooy code de la route. ñi lee ñuy woowee moniteur auto école di faral di jàngal ñi bëgg a dawal oto ñoom tamit am nañ ci wàll ki lee di Makhtar Gueye moniteur auto école la. dinañ ci wax lu bari nit ki nan la war a comporter woo ci volant bi par rapport ak ñun parce que tali bi di yow kese yaa ngi ci nekk ak ñeneen kon yow war nga ci mën a am comportement bu baax par rapport ak ñeneen ñi. signalisation yow war nga ko mën a respecter waaw war nga ko mën a respecter. doxalin bi nan ngay comporté ak ñeneen ñi nga fekk ci kaw tali doxalin bi daal war na rafet. donte sax yenn saa yenn auto école yi dinañ jàngal ñi bëgg a am permis doxalin bu rafet wante nag ku nekk ak jikkoom suñ sukkandikoo ci gérant wu auto école bi le. suñu rôle mooy former du rôle lu examinateur yi parce que ñoom lu ñu leen def attitude bu élève bi ñooy examen noonu lañ ko mën a examiner. réponse yu ñu ko mën laaj mu tontu ko noonu lañ ko mën examen bu élève bi génnee nag examen changer comportement wala changer geste yu muy def am na ñeneen ñu fi teg ñoo xam ne ñoom ñoo ko redressé. donte sax yii di auto école yi ñu ngi fi faral di bëri lu si bëri nag ñuy xaar ci ñoom ñuy faral di jàngal ñi nga xamante ne bii ñooy ñëw ci ñoom ngir ñuy am ay xeetu dawalin yu rafet te tegu ci yoon ñi leen nag di bàyyi xel ci wàll bi ñu am ci yenn doxalinu chauffeur si ci tali bi. yegsi nañ ci xibaar yi ñeel bitim réew la ca gën a fës mooy la xew ca Chine ak RDC Afghanistan musiba moo fa am ndax lu toll ci juróom benn doomi aadama faatu nañ ca dañ ci teewlu Khadijatou Sarr Cissé. ca Afghanistan lu toll ci juróom benn doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci explosion ba ca Kaboul ci nouvelle atu perse bi mu nekk bésu fête ci ñoom ndaay naqar ak tiis lañu ci jëlee ginnaaw bi sambabo yi di weccante ay balu fetal ba ñu muddee dóor ay sox ci ñenn ci ñoom ci capitale ba. ci RDC Martin Fayulu Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi Freddy Matangulu et Adolphe Muzito war nañu amal ndaje tey ci alxames ji ak suba ci aljuma ji ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars ca Bruxelles ngir waxtaan gi seen ëllëgu coalition bi seen bëbët mooy ànd dooleel ki nara gàddu njogante boobu waaye ñoom juróom ñi ngi am jiixi jaaxa ngir génn ci crise électorale bi. ñu jeexale xibaaru bitim réew yi ca Chine njiitu réew mi yor droit des travailleurs Wezili police jàpp na ko ci àllarba ji ki xamle xibaar boobu ca AFP ba mooy jabaram féministe bi di Zheng Xuan jeune mu nekk ab ndaw bu ay atam tollu ci fanweeri at mu doon diriger Pure Play ñi ngi ko jàppee ci province de Guangdong. mbokk yi ci noonee ñu fas yéene fegoog yéen yegseeg yéen nag ci ñaareelu xaaju xibaar yi li ci yéene kaay bu nees kise lay doon. dal leen ak jàmm gannaaw kàddu yi waroo ci biir parti socialiste jëm ci woote gañu ne moom la Ousmane Tanor Dieng def yàggut ngir woo añ ñooñam rawatina Khalifa Sall ak jege ñaaleem ngir ñu fekk si leen ci PS Walf Quotidien xëy di ñu firndeel kàddu yi ni mel ne Tanor a ko wax te am na vidéo gu koy firndeel Abdoulaye Wilane mi yor kàddu parti socialiste jot ko déggal xam le ne Ousmane Tanor Dieng tàllal na ñëpp loxo rawatina ñi meroon ba génn ci parti socialiste nañu dellu siwaat ñu àndandoo liggéey yéen a bi daal di ci am taxaw seetlu ne gannaaw kàddu yi bawoo ci Ousmane Tanor Dieng bawoo ci Abdoulaye Wilane démb kii di Moussa Bokar Thiam di porte-parole adjoint bu parti socialiste daal di ci yëkkati kàddu la mu wax waroo lool ak li tukkee ci déclaration parti socialiste yàggut moom Moussa Bokar Thiam wax ne Ousmane Tanor Dieng moo sa tàllal kenn loxo ba ci Khalifa Sall ak ay jegeñaaleem parti socialiste mosuleen a woolu ci waxtaan yéen a bi di source ak xëy seq waxtaan ak Youssou Touré mi am jaaxle lool ci kàddu yu tukkee ci Moustapha Diakhaté mi xamle ne nañ fi jëlee maanaam nañ fi dàkkal lii di amnistie jëlee fi grâce présidentielle fexe ba itamit Karim Wade ak Khalifa Babacar Sall la leen yoon daan ñu mun ko dund ca kaso ba Youssou Touré ci
ci biir yéenekaay bi di Source A jotut a rafetlu kàddu yi ni mel gis ne Moustapha Diakhaté wax na lu ëpp ndax képp ku caabi féete ginnaaw la ngay ñaan muy afiya googee moom Moustapha Diakhaté bugg ko xañ ñi ne ci kaso yi Youssou Touré ne te moo ne de bés bu jot ñu jëf wala ñu wax lu leen mun a yóbbu kaso Youssou Touré gis ne jot nañu dawal yërmande ci ñi caabi féete ginnaaw rawatina dossier Khalifa Babacar Sall ma mu gis ne dafa gum na lu toll ci ñaari at ca ndungu siin Youssou Touré ne jot na Khalifa Sall ñu may ko afiya leneen ci ay kàddoom ci Source A moom Youssou Touré mi am jaaxle lool ci nguurug Macky Sall ne gannaaw bu mu ko falee ministre ba noppi biroom weesuwul école 3 ba ne ca Pikine Youssou Touré gis ne transhumant yi ñoo ak ci nguurug Macky Sall bile ña doon saaga ña doon xaste démb maanaam ay noonam démb moom la njiitu réew mi Macky Sall cëral tey ñoom la jox ndombol tànk l'évidence ne lu aju ci tas assemblée nationale bu ñenn ñi tàmbalee lam-laame ci géew politique bi maanaam fexe ba atum 2019 bile ñu amal ci élection législative jëlee fi bile assemblée taxawalaat geneen ministre Abdou Ndéné Sall ne àndul ci doxalin gi ni mel ndax mun naa jur coow ak leneen Abdou Ndéné Sall ne nañ fi bàyyi bile assemblée ba mandaam jeex yéen a bi di l'exclusif ne gannaaw élection présidentielle ñu weesu ñi ma leen bëgg a limal ca diwaanu Thiès ndax duñ fi jaare jeexal ci wàllu politique l'exclusif gis ne département bu Thiès kenn gënu koo ceeru ci juróom-ñaari atu nguurug Macky Sall yi weesu ndax ca googule département bu Thiès amoon nañ fa lu tolloog juróomi ministre am fa ñeenti DG ak benn vice-président bu assemblée nationale lu tolloog juróomi PCA ba ci mairie bu commune bu Thiès ak benn patron de presse waaye ñoom ñëpp kenn amu ci ndam ci élection présidentielle yi ñu weesu Idrissa Seck moo leen fa gagné moo fa daaneel coalition Benno Bokk Yaakaar l'exclusif ne Abdou Mbow ak ñam ca àndal ana lan mooy doon seen ëllëg ci géew politique bi ndax jaadooti nañu xas Idrissa Seck tribune ne lu aju ci wàccaay gouvernement gamu na ma taxawal moom njiitu réew mi Macky Sall laaj daal di samp ndax li fi newoon moom la fii ba wala dina ci indi coppiteem déet yéen a bi di 24 heures di ñu dégtal li xew ci mbirum colonel Kébé mi l'observateur fësal démb doon sulli ay mbootam doon fàttali askan wi démboom Cheikh Omar Sy ci biir yéen a bi gis ne article gi ni mel jaaduwul jubluwuñ ci lenn lu dul gàkkal der Idrissa Fall Cissé bu parti réew mi gis ne ak colonel Kébé ak la mu defal Sénégal am fi ndombol tànk gune yàgg sigil Sénégal fu ne tey ñu taxaw ngir yàq deram 24 heures di ñu xamal ne lii di secrétariat national bu parti réew mi ña ngi cey waxtaan ngir xool yan anam lañ ci taxawee yéen a bi di Vox Populi xëy taxaw ca Italie ne ab doomu Sénégal def na fa musiba ab woto bus la dogale gaye boon lu tolloog juróom fukki élève ak benn doon ay doomu Italie woto boobee la taal jéppét yéen a bi ne ka def li ni mel di Ousseynou Sy toll ci ñeent fukki at ak juróom-ñaar yéen a bi ne la doonoon yéene moo di woon faat élève yooyu le waaye woto bus ba mujjee nañ ko sowee yéen a bi di enquête ne Ousseynou Sy mile yëfu dof la def ca Italie ba tax na jëlee na ca gaañu-gaañu ndax lu tolloog fukki élève ak ñaar ci ay professeur ak moom Ousseynou Sy ña nga ca lalu hôpital yéen a bi ne la ko metti moom Ousseynou Sy ba mu jëf-jëf gi ni mel bokk na ci ñaawlu li mu doomu Sénégal yi faatu ci géej gi bu ñuy dem Italie loolee doon lu metti Ousseynou Sy tax mu bëgg cee fayu réew mi quotidien di ñu xamal ne moom Ousseynou Sy ñàkk na ñetti ci ay doomam ci géej gi doon chauffeur ca Italie lu tolloog fukki at ak juróom yéen a bi ne moom Ousseynou Sy moomulee teg nañ ko loxo le quotidien di ñu xamal ne la Ousseynou Sy def yéeme na lool la ko ca dugal bokk na ci méttitlu jafe-jafe gi doomu Sénégal di jànkonteel saay bu ñuy dem Italie loolee la Ousseynou Sy munatul dékku loolee la munatul nangu tax mu dogale ab wotobus gu yeboon ay élèves yéen a bi ne moom Ousseynou Sy moomulee mujjee nañ ko teg loxo yéen a bi di la Soleil xëy du ñu dégtal tàkk-tàkk yi faral di am ci marché yi yéen a bi ne ci diruk at lu toll ci ñeenti marché tàkk nañ fi marché Ziguinchor tàkk na fi marché Ocass ca Touba topp ci ba ci marché Ross Béthio ba ca mujj di marché Petersen mi làkk yàggut yéen a bi ne tax na nguur gi amal ci waxtaan gu yaatu maanaam dajeb interministériel lañ fay jukki ci matuwaay maanaam ci dogal lu toll ci juróom benn mesure lañ fa jël maanaam daañu taxawu marché yooyu le ci anam yu mucc ayib taxawu leen saay bu ñu soxlaa ndox am ko ci saasi taxawu leen ci wàllub kaaraange rawatina tabaxaat yenn ci marché yi ngir ñu méngook jamono yéen a bi di direct info xëy di ñu xamleeg Amadou Makhtar Mbow yéen a bi ne ma ngay màggal juróom-ñeen fukki atam ak juróom-ñett waaye ci at yi ni mel béy na waar wu yaatu ci réewum Sénégal lu ko dalee indépendance ba tey yéen a bi ne kenn mënu ta wax ba jeexal événement bu mai 1968 te tuddoo ci Amadou Makhtar Mbow ganuk général de Gaulle ci Ndakaaru Amadou Makhtar Mbow turam fes na ca yéen a bi ne moom moo njëkk a doon ministre doon député jiite woon fi UNESCO lu ko dalee atu 1974 ba 1987 yéen a bi di Les Échos xëy dalal Nicolas Dupuy moom mi tàggat lii di équipe bu Madagascar mi war a jonganteeg Sénégal niki samedi ca stade Lat Dior bu Thiès yéen a bi ñu xamal ne kii di entraîneur bu Madagascar am na xel mu dal ci match gi ni mel ne daañ ci def seen kéemtalaay kattan daañu fexe bu keroogee ñu aakimoo bal bi yéen a bi di stade ne match gi ni mel lu ñeel attaque bu Sénégal muy attaquant bii di Sadio Mané Ismaïla Sarr ak Mbaye Niang seen pello lu ne la mun naa jural ndam Sénégal.
ndam googe ñu ngi koy ñaan incha allah ni ki samedi gi ci stade Lat Dior ba ne ca Thiès Sénégal am ko ci kaw Madagascar dañ ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo mbokk yi lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaaru digg bëccëg gi di jaajëfal Daour Diène mi ne woon ci machine bi feggoog Jacques Pereira jaajëfal El Hadji Ousmane Sène ne woon ci réalisation xibaar yi mbokk yi di leen jaajëfal ci ànd beeg Walfadjri ñu yéen dox jàmm ak programme mu leeru jamono yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi.